asalaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne yow yaay safoo bernde ñu àndaat ak yéen ci seen émission tey nag dañ leen di indi lu ñuy wax jerk chicken maanaam dañu dem ba Jamaïque indi leen ñoom seen benn plat boo xam ne vraiment c'est connu à travers le monde entier mu nekk jerk chicken mu nekk ginaar bi nga xamante ni dañ fa am benn marinade bu spécial pour ñoom day daal di saf kaani mais man du ma jël option saf kaani boobu noonu léegi ñu daal di koy boole aussi ak seen benn ceeb bi nga xam ni seen riz national la mu nekk rice and peas muy nuñ koy tuddee ceebu ñebbe la daal moom lañ koy def mais dinañ leen won lan mooy différence bi entre ñun suñu bos ak ñoom seen bos sans plus tarder nag ñu wax leen li siy dem dinañ soxla ginaar mu nekk xeetu ginaar boo am mais man ay cuisse laa yore fii donc moom laay utiliser léegi pour assaisonnement bi man maay defaral sam bopp sama épice u jerk maanaam épice boobu noonu ay mélange de kii yu bari la ay ingrédients yu baree bare donc man maay defaral tey sam bopp ku mu neex mën nga ko dem jëndi noonu dañ koy jaay mais soo ko defaralee sa bopp day nekk fraîcheur boo xamante ni dafa neex loolu te comme dama am ingrédients yi siy dem ba pare déjà si biir kër gi moo tax ma choisir defaral ko sam bopp donc pour épices yooyu dinañ soxla moom ngeen gis ni lu ñuy wax allspice mu nekk xawma 5 épices lañ koy wax xawma 7 épices donc mais bu doom bi laa yore tey moo nekk nii ngeen gis doom bi ma yore aussi cannelle bi bant la ma yore aussi persil bu wow dinaa utiliser tamit bu tooy ma daal di yore oignon en poudre ail en poudre ma am fi tuuti paprika ngeen gis laurier bi nii ak aussi xorom polle bi muy clou de girofle bi ma am fi aussi thym mu nekk nii ma daal di yore muscade bi dinañ si ñëw donc mu nekk noonu ak kaani donc kaani bi ngeen gis nii bu leen tiit de defuma yëpp dama am lu may tëmbal si ceeb ak lu may tëmbal lu may dëbb quoi dinaa soxla aussi soble mu dem si nokkos bi ma soxla tamit soy sauce muy sauce de soja voilà ma yore aussi vinaigre ku nekk vinaigre bu la neex nga utiliser ko bu fekkee bu weex bi nga yore wala man vinaigre de cidre bi laa yore nii ma yore fi aussi citron jus de citron bu fekkee like dama jël citron man nal ko donc moom moo nekk nii ak huile boo am rek man maa ngi yore fii huile d'olive laa yore ma mélanger ko aussi ak tuuti huile d'avocat donc ma yore poivron bi c'est optionnel donc dama koy boole ci marinade bi sel poivre ñu am fi suñu persil chinois bi ak aussi suñu oignon vert léegi loolu moo nekk lii dem ci ginaar gi pour ceeb bi nag dinaa soxla ceeb boo am rek man bu dijj laay utiliser am aussi lait de coco ak crème de coco donc lu tax ma choisir ku mu neex nga def lait de coco kese mais man dama bëgg mu xaw a am tuuti richesse daal ci biir pour ma sentir goût coco bi bu baax ma soxla aussi ñebbe donc tey ñoom ñebbe bu xonk bi la ñuy gën a jël utiliser ko moom laa yore nii ma daal di koy def dinaa soxla aussi soble boo xam ne dama koy fejet après def ko ci biir ceeb bi donc du ñu def rek lu dul ànd ak yéen ci waañ wi bismillah voilà gis ngeen dama leen di wan allspice moom la ñuy wax 4 épices wala épice su piment jamaïcain donc épice su jamaïcain du moins moom moo nekk nii gis ngeen ko day mel ni comme genre poobar mais moo gën a dijj fuuf des fois nag mu xaw a am yu doy ni poobar couleur yi sax ndiroowuñu tellement parce que poobar moo gën a poivre noir moo gën a ñuul quoi comme son nom l'indique noir couleur noire bii c'est plutôt ci côté marron yooyu lay nekk quoi donc yow soo ko yoree avant ñu koy wal nii lay mel donc man moom laay jël du ma jël yépp quand même parce que yenn yi dama koy sauvegarder pour su may defar tëmbal ko ci ceeb bi nga xam ni
mu parfumer ko duma ko wal duma ko def dara parfumer ko nga xam ne su ma paree après dama koy daal di ñëw rek seppi donc damay jël yi xaw a dijj yi tuuti ma def ko ni 4 je pense 5 yi baax na léegi cannelle bi ku am poudre wala nga am bu mu si munti doon mun nga ko utiliser bant bi laa jël peut-être que dafa mel ni des fois moom mooy gën a jàppandi pour ñu bëri moo tax mais boo amee poudre bi mun nga ko utiliser aussi léegi ma daal di wàññi tuuti si sama laurier voilà donc laurier bi c'est optionnel man maa ko si def parce que lii si sama kiiw bopp la quoi man jël ko dama yëpp nag dama koy wal ku am gën nga wal ko mais man xam nga sama lii nii gis nga déjà clou de girofle sax laa si waloon moo tax duma ko raxas bii nii c'est fait uniquement pour épices yi donc damay daal di jël laurier bi c'est juste pour mu gën a jox lekk bi goût mais mu parfumer ko tamit ma wàññi aussi clou de girofle bi pour lu may sóor voilà donc mu nekk nii léegi muscade bi dama koy dindi nii moom après laay gratter ci kawam donc mu ngi nii ma récapituler waat allspice muy 4 épices cumin mu ngi nii moom moo nekk muy cumin moo nekk nii ku am doom bi aussi mun nga ko utiliser ñu am clou de girofle muy cloves garlic powder mu nekk ail en poudre thym oignon en poudre persil bi ak aussi paprika moom moo nekk nii ak suñu cannelle donc yëpp laay damm bismillah yi nga xam ni ñoom ay doom lañu ma daal di koy jël su ma neexee sotti yëpp mais yu doom yi muy 4 épices yi moom laay def ak aussi clou de girofle bi ma def daal di jël aussi sama thym ku am thym bi nga xam ni dañ ko wal carrément mun nga ko jël voilà li ci des dama koy réserver def ko ci marinade bi incha allah maa jël muscade bi daal di koy dagg comme ça du ma fi nekk di gratter comme damay war rek ma waraale ko fii te bu leen fàtte li ma leen waxoon ci muscade jarul ñu koy bëril parce que après daf ñuy indil ay jafe-jafe daal donc jarul ñu koy bëril dara nañ def rek li ñu soxla ok voilà alhamdulillah bismillah voilà gis nga suñu épices yi nii la mel gis nga nu mu mel nii couleur bu rafet la lay jox boo koy xool da lay xaw a jox garam masala mais li tax ma def quantité bu ndaw bi c'est parce que man maa ko defaral sam bopp donc dafay saf loolu bugguma mu bëri ba ëpp quand même léegi nag li ñuy def mooy dañuy daal di ñëw defar suñu ku mu neex à ce niveau nga mélanger lii yëpp voilà ñaar yi nga mélanger ko daal di defar bu fekkee da ngay def li ñuy wax marinade bu wow maanaam bu dry nga xamante ni du tooy du def dara mais tey man bu kii laay defar bu tooy laay defar moo tax may dëbb ay soble yeeg yooyu su dul woon loolu damay daal di jël sama kii jinjeer bu wow def ko si donc daal di jëlaat du ma si def sax soble bu tooy mariner ko def ko marinade bu wow mais tey bu tooy la ñuy def donc ñu daal di ñëw wan leen nu ñuy mariner incha allah liñ siy def comme ça ngeen mun a gis après damay réserver ci marinade bi aussi loo xamante ni dama koy def sous forme de sauce duma ko togg duma def dara dama koy teg à côté ku bëgg boole ko ak ginaar geek yooyu incha allah. voilà gis ngeen fi mu nekk nii suñu kii bi dañuy defar suñu nokkos bi muy marinade bi ci boppam donc damay jël oignon bu rouge laay jël mélanger ko ak tuuti oignon bu weex bi tuuti rek laa ci soxla. voilà comme damay réserver lenn li moo tax ma def nii mais ku nekk rek soble bi nga am soble bi moom saf na di macha allah mu way loolu mooy kon dina neex. voilà comme man sama kaani yi xam naa ni safuñu tellement moo tax damay jël ñaar mais bu la leeree ni kaani yi lu saf la bee boo nga def moitié donc man su fekkoon ni wóor na ma ni kii leeru ma woon daal kaani bi nu mu mel. kon damay commencer par tuuti donc kaani bi moom mu ngi dépendre rek ci nit ki ban degré la bëgg parce que bu fekkee ni jamaïcain la moom da ngay lekk teg sa pot ndox moom dina ndax dañoo ñeme kaani man nag mënuma def loolu dama yore ay xale aussi donc mënuma leen defal kii yooyu noonu tamit gaañ bu metti boobu donc ngeen gis fii ma yore fii jinjeer bi d'habitude damay indi sama jinjeer dagg yenn yi xam nga def ko ay tranches comme bii daal di koy congeler noonu
bu fekkee ni bu wow bi nga yore aussi mun nga ko utiliser nga def bu wow bi donc mu ngi nii jinjeer baa ngi noonu su ma ñëwee nag daal di dagg sama oignon vert ak kii dëggal ma ne oignon vert sama poivron voilà donc poivron bi c'est optionnel donc man dama koy jël rek def ko ci biir pour plus de goût mais aussi mu compenser ma si kaani bi nga xam ne defuma lu bëri léegi day mel ni dama def kaani bu bëri te fekk defuma kaani bu bëri damay jouer si couleur yi moo tax ma choisir sax bi nga xam ne day mel ni comme kaani yi d'ailleurs gis ngeen ma damaa changé indi bu gën a mag bi parce que sinon li ma naroon def du fi xaj voilà gis nga léegi poivron bi laay kii persil chinois bi laay def bu ngeen di xool bant yeeg yëpp laa siy def parce que li ma leen di wax toujours moom lépp nga mun a lekk ci persil chinois bokkul ak beneen persil bi parce que kii yi stem yi nii dafa nooy daal bokkul ak yeneen yi donc ma daal di jël aussi sama oignon vert ku mu neex nga def quantité bu bare dama koy dagg nii rek dagg yu dijj juste pour mu mun a walu fii voilà ma daal di jël suñu épices yi ñuy defaroon yi sànq xaaral ba ma kii ko pulsé ko tuuti ba pare après door si sotti épices yooyu incha allah voilà gis ngeen fi mu nekk nii suñu mélange bi suñu nokkos la xaw ma mariner pare na donc li ñuy def nii dañuy daal di ñëw yokk ci yeneen ingrédients yi donc mu nekk tuuti ci kii bi citron bi ñu def ci ku nekk quantité bu la neex mais man defe naa mën naa ci def sax yëpp incha allah daal di def aussi suñu vinaigre bi vinaigre boo am man de cidre laa utiliser bismillah moom dinaa wàññi tuuti ñu def suñu huile bismillah daal di def suñu sauce de soja muy soy sauce bismillah bu ngeen xoolee jusqu'à présent defuma si sel parce que soja bi ma si def sauce de soja bi moo tax il faut ma xaar ba mariner lépp ba pare mélanger yépp ñam xool nu muy demee ba pare bala ma siy def loolu léegi normalement dañ si war a def sucre mais man duma si def sucre parce que doo xam par exemple kan mooy yem ci sa togg koo xam ni peut-être dafa am diabète walla yooyu donc loolu pour ñu koy bàyyi xel aussi daal bu baax bu fekkee ni peut-être bëgg nga ci def lu xaw a saf dara tuuti à la limite def ci tuuti peut-être lem walla substitut de sucre donc man tey dama koy bàyyi noonu duma ci def lenn léegi ma daal di ñëw jël sama restant épices yi nga xam ne ñoo fi nekkoon ail en poudre yeeg oignon en poudre paprika ak cumin bi ma def ko ci bismillah daal di jël suñu 4 épices bi nga xam ne ñoo ko defaral suñu bopp ñu def ci aussi bismillah voilà boo xoolee lépp laa ci def gis nga léegi nag dañ koy mélanger ba mu homogène léegi ñu daal di ñam suñu assaisonnement yi nu mu tëddeek yooyu mu ñu amaale occasion tamit xool kaani gi nu mu demee après ñu ñëwaat ak yéen incha allah bu ñuy au fur et à mesure ñuy dem voilà gis nga ñam nañu suñu kii bi assaisonnement bi mais saful xorom donc baax na dinañ ci dolli suñu yu ñu bëgg a dolli yépp voilà léegi dañ ciy daal di ñëw def poivre noir gis nga boobu ba léegi defuma ko ci woon donc tuuti laa ciy def incha allah ñu jël suñu mélange épices bi nga xam ne moom la ñuy defar te muy amaale aussi levure nutritionnelle ñu gën ko xam ci levure alimentaire aussi pour certains donc ma jël boobu ak beneen bi nga xam ne épice bi dafay amaale aussi paprika ñu def ko ak toujours levure nutritionnelle ngeen gis ko nii ci biir donc moom laay jël def ci te day amaale poivre sel ak oignon en poudre ail en poudre ak yooyu léegi ma daal di jël gis nga sel ma jël tuuti teg du ma def lu bari donc en attendant damay xool au fur et à mesure ñuy dem ñuy ñam di xool sel bi nu mu nekkee daal kaani bi moom je pense que nekk na ci kii bi ma xam ne bëgg naa ko quoi donc saful torop te xale yi dinañ ko mën a lekk incha allah voilà gis ngeen suñu ginaar mi ngi nii bu ngeen xoolee ginaar gi dama ko mariner woon ba pare toujours loolu laay def marinade classique su ma ko jëndee damay ñëw raxas ko defar ko ba mu baax après ma daal di def marinade classique boo xamante ni lépp loo mun a utiliser rek day ànd ak moom donc li ci nekk mooy laaj la poobar
curcumin laa bëgg a wax tuuti laa siy def daal di toq rek laa siy def daal di def aussi poivre noir def si sama quelques herbes nii daal di teg mariner ko def si citron aussi du ma si def généralement vinaigre bu ma defee citron rek baax na def si sel aussi bàyyi noonu léegi dama koy jël def ko ay portion nga xamante ni su ma soxlaa damay soxla quantité bi ma soxla moom laay dem jëri ji ñëw def ko donc loolu da lay jox déjà benn avance bu gaaw a gaaw tey jii su fekkoon ni da nga ñëw yàkkamti wàcc soxla togg lu gaaw ginaar gi pare na ba pare soit da nga koy dégivrer dugal ko ci sa four wala nga saaf ko wala nga def lu la neex léegi nag tey jii dañuy ñëw yokkaat ci marinade bi comme li tax ma koy def marinade classique c'est ça pour bu ma bëggee def leneen lu mu munti doon ma am flexibilité def ko maanaam tey jii ñu def ko kiiwu jamaïcain yi gis nga ñu fexe ba kuddu beek yooyu bu mu laal sauce bi parce que li ma leen wax dañuy jëlaat ci sauce bi def ko séparément loo xamante ni moom la ñuy jël moom la ñuy utiliser comme sauce duñ togg sauce soble donc xam naa ñun sénégalais yi dinañ ne waat mais duñ togg sauce soble lii même marinade bi la ñuy jël utiliser ko comme sauce te dafay neex ba bëgg a dee. voilà ma conserver leneen li à côté léegi nag pousse lépp li nga xam ne rek bëgguma ko laal parce que bu ma commencé laal ginaar gi moom damay daal di dem su ma paree rek raxasu laay def ak saabu wala ma changer gant ci boppam donc ñu ñëw mariner bismillah donc mariner ko bu baax a baax fexe ba affaire yi dugg ci côté yépp ku mu neex nga trancher ginaar bi xam naa boo moytul dinaa ci def ay ñaar wala ñetti trancher yooyu pour affaire yi dugg ci bu baax a baax léegi nag liy des du ma ko tuur du ma ko def dara parce que après dama koy jël di ko badigeonner ci ginaar gi au fur et à mesure muy togg ma koy badigeonner ci kawam comme kuy defar rek barbecue nga assaisonnement bi dina ci dugg mais day accélérer aussi buñ ko trancher rek day accélérer cuisson bi tamit parce que du am fenn foo xam ne rek dëll na donc damay def ñaar rek nii voilà jarul sax may def beneen sens bi ci samay ma xool xaaral ba ma pare gis nga lii defoon naa ko bi may defar tandoori donc nii laa ko defee woon bi ñuy defar mooy ginaar yu xonq ya woon yu kiiwu indien yi même chose rek ngay jël parce que système la quoi non seulement dina rafetal mais système la aussi ma def benn tranche rek ci côté pooj bi ci suuf léegi nag der bi ku mu neex soo toggee ba pare nga dindi ko wala su fekkee ni bu fekkee ni bëggoo der moom ku mel ni sama genre gi duma ko dindi léegi à moins que ma jëndoon boo xam ne dañu fulli der bi mais der bi dafay protéger ginaar bi ba nga xamante ni tey jii supposons nga fàtte ko wala mu xaw a commencer di jàpp safara der bi rek mooy xëm bu boobaa da ngay lelli der bi teg fële mais soo ko dindee yëpp avant ngay def sa cuisson non seulement chance pour mu dry mooy ëpp mais aussi su amee benn yàqu-yàqu bu ci nekk rek doo ko mun a sauver daal donc ginaar gi man je vous conseille kuy def rek je vous conseille nga bàyyi ci der bi ba nga pare après boo koy lelli nga lelli ko wala nga parce que ñu bari dañ koy teg ku mel ni Oumy Fa tey su ma déggee dina ma tegal ma foofu sama deru ginaar donc mi ngi noonu je pense que mariner kii naa yëpp dagg naa yëpp voilà gis ngeen suñu ginaar baa ngi nii mariner nañ ko ba pare léegi dañ koy bàyyi bu la neexee nga bàyyi ko lu mu gën a toog nag gën a saf laa lay wax nii après dañ koy génnee ci biti dem lakk ko ci barbecue bi ki nga xam ne amul barbecue li nga mën a def da ngay dugal soit ci four bi wala nga lakk ko ci sa këriñ boobu mooy authentique bi sax ñoom ci këriñ dañ koy lakkee mu neex ba bëgg a dee wala ku am sa këriñ nga mélanger ko ak tuuti ay genre bant yooyu nga mel ni kuy defar matt bu ndaw loolu dafay nga mel ni ku nekk ci dibiteri dafay neex ba bëgg a dee donc ñun ci grill bi lañ koy def après incha allah bu ko defee dinañ leen wan nu mu tëddee après ñu commencé nag léegi daal di attaquer ceeb bi ci boppam. voilà gis ngeen léegi fi mu nekk nii dañuy daal di ñëw defar suñu ceeb bi nag waxoon nañ leen liñ ciy def donc tey jii nag man ma façon de le faire dafay wute
tuuti parce que dama siy indi sama touche personnelle bu fekkee ni originalement la da ngay lépp ngay defandoo su mbaxloo lépp si biir mais man tey dama koy changer damay changer tuuti damay daal di jël tuuti soit diw wala kii beurre wala lu la neex man damay jël huile de coco bismillah ma def ci gis nga comme pot bi dafa xaw a tàng tuuti ma daal di siy def bismillah soble bi bëgguñu mu doore dañ koy sauté kese bëgguñu mu doore c'est juste pour laxal ko noonu sax laa ko war a tuddee laxal voilà gis nga buñ defee nii rek ñu jël suñu tuuti kaani boo xam ne dañ ko daggoon def ko si après bu la neexee aussi yow à ce niveau nga jël kaani bu bari wala lu la neex daal man tuuti kaani laay jël def si leneen li ma sóor ko gis nga tuuti rek laa siy def jarul muy bari jarul muy def dara c'est juste pour parfumer ko gis nga nii léegi ma daal di jël sama 4 épices ak sama clou de girofle mu nekk nii doom yi laa yore gis ngeen ko nii donc ma daal di def si biir bismillah donc daal di koy sauter légèrement léegi nag ma daal di commencer dajji sama lait de coco ak crème de coco ki nga xam ne lait bi kese la am c'est pas grave moom mun na utiliser loolu man lii daf fi nekk moo tax crème bi daf fi nekk moo tax ma utiliser ko donc da ngeen di yëngal bu baax a baax avant ngeen koy dajji par exemple seddaay bi ñun fii yëf yi day daal di congeler dootul mel ni meew day mel ni laa wax day nakaaral voilà gis nga dañuy jël crème de coco bi ñu def bismillah bu ñu paree ñu jël lait de coco bi aussi daal di sotti donc yii benn amu ci suukar nag léegi nag suñu paree dama siy def tuuti ndox rek pour diluer ko un peu def ko si ki nga xam ne par exemple yorul lait de coco bu bari wala lenn mun na ko diluer ak ndox def benn pot ak ndox aussi donc loolu rek laay ñëw def gis nga jeex na tàkk léegi yokk sama gaz pour mu xaw a bax tuuti avant ma siy def sel noonu léegi nag ku mu neex am na ñu siy def poivre ak yooyu mais man dama koy def juste pour mu xaw a am goût sama beneen épice bële laa siy ñëw def mélange d'épices boobu laa siy ñëw def toq rek bala muy changer couleur bi ak aussi ki nga xamante ni tamit par exemple ñebbe bi nga yor nekkul yi nga xam ne yu nekk ci pot yi la comme bi ma yore nii nga xam ne togg nañ ko ba pare yow da ngay baxal sa ñebbe séparément ba mu ñor nga door ko dindi léegi bu ko defee soo ko dindee après incha allah nga daal di koy xent léegi daal di jël ñebbe bi réserver ko def procédure bii nga xamante ni boo demee ba sóor ak yooyu nga daal di siy def ñebbe bi si kawam ak yooyu donc loolu mu nekkoon lu ma fa bëggoon sànni waale rek voilà comme dama waxoon damay tëmbal kaani dama ko siy def lii benn caru coriandre bu fi desoon la bëgguma ko sànni donc dama koy def nii rek léegi nag ñu bàyyi ko muy bax ndànk-ndànk en attendant ceeb bi da nga koy sebet bu la neexee doo ko tey man sama bos dama ko tey ci micro-ondes bi mais su fekkee ni par exemple yàkkamti naa dama koy bañ a tey daal di koy sóor fii directement donc loolu rek la ñuy def après bàyyi ko bu ñu ñëwaatee ak yéen mooy suñuy sóor incha allah ngeen gis. voilà gis ngeen fi mu nekk nii suñu kii pare na kii bi sauce ñànkatang bi donc mu ngi nii yëf yi ñor na soble beek yooyu donc ku mu neex rek bu mën nga ko bañ a njulug bu bari daal nga def tuuti rek gis nga léegi def naa ci sel ak tuuti suñu kii bi suñu épice bi nga xamante ni moom la ñu mélangé ak kii curcuma bi donc mu ngi nii damay daal di ñëw rek daal di sotti ceeb bi gis nga dama ko tayoon bismillah voilà léegi dañuy wàññi tuuti suñu gaz donc fexe gis nga ni mu defee bloc nii bi ma ko tayee dafa yàgg donc fexe ba nga xamante ni duñu am bloc bi dañuy tas lépp léegi bu ma paree nii tas ko après damay daal di jël ñebbe bi teg ko ci kawam nii nga xam ni kii bi tamit da ciy dugg njulug bi da ciy dugg donc cafka yépp dinañ ci dugg incha allah bu ko defee ma daal di ci sànni sama desitu kaani bi nga xam ne moom laa daggoon début bi ñuy defar sauce bi nga xam ne da koy parfumer nag léegi gis nga
teggiwuma sama kaani damay fexe rek ba nga xam ne duma ko toj si biir incha allah mais dama bëgg sóoraale ko si biir rek yëpp nga xam ni damay am beaucoup plus de goût daal par rapport damay jouer si goût yi bu baax a baax. ma jël ñebbe bi donc ñebbe bi dama ko dajji daal di koy raxas ba mu set ak yalandiwaat ko ak ndox pour dindi kii yiñ koy toggee ak aussi xeetu boîte bi nga xam ne mooy nekk ci biir d'habitude buñ koy conserver buñ koy defaree yépp donc desitu kaani boobu ma doon wax mu ngi nii dama koy teg nii daal di ñëw upp sama cin ràpp comme mi ngi bax ma daal di wàññi gaz bi nag def ko feu très doux bu baxul woon dama koy bàyyi bu commencé bax ma wàññi def feu moyen mais léegi dama koy def feu très doux bàyyi ko fii pour ay 10 minutes maximum dina pare incha allah bu ko defee ñu wan leen après buñ ko yakkee ak yooyu noonu fekk tamit ginaar gi di pare luñ leen di bool nuñ koy boolee ginaar gi ngeen gis aussi. kon nag mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii tey ñu indiloon leen lu ñuy wax jerk chicken boole woon ko aussi ak kii ñankatang bi nga xamante ni ñoom ñu ngi koy wax rice and peas moom mooy te xaw ma peas bi sax fu mu jóge mais rice and beans la war a doon bi nga xamante ne muy ceeb ak ñebbe ku nekk xeetu ñebbe bi nga am rek nga xamante ne dañ ko njurugee ak aussi kii lait de coco ak crème de coco voilà donc moom moo nekk ni ngeen gis suñu marinade bi la ñu jëloon wàññi si tuuti nga xamante ni moom mooy nekk sauce bi parce que togguñu sauce moom ma daal di defar fële comme ni ngeen ko xamee toujours rek damay defar toujours salade donc cette fois-ci salade bi c'est à base de tomate concombre ak aussi tuuti je crois avocat voilà avocat ak herbe ma def si persil ak ñi nga xam ne ñooy candidat xooñ yi nag mi ngi noonu donc tey jii nag émission bi ñu ngi koy may tey jii dama koy jox spécialement suñu mbokk yi nga xam ne ñu ngi nekk Touba waa Touba yëpp maa ngi leen di jox émission bi di leen jaajëfal si toujours rek si ànd bi ngeen di ànd ak ñun di ko jox aussi les grandes dames de chez Bilo ñoom xam nañ seen bopp donc yéen ñëpp jox naa leen ko mes chéris di ko jox soxna Awa Camara bi nekk ci Italie j'espère que du ngeen mer di ko jox aussi soxna Yaay Astu Samb si Belgique di ko jox aussi Khady Sarr di ko jox aussi Rama Kebe di ko jox Juma Jara ak Maam Seykan di ko jox aussi suñu frère Kadelka yéen ñëpp tey jii yéen la ñu indiloon kii bi jerk chicken bi j'espère que di ngeen ko essayer te dina leen neex comme ñun chaque fois buñ ko essayer rek nu mu ñuy neexee di leen wax ni bu leen fàtte di abonné wu si chaîne bi te su ngeen abonné woo aussi di leen appuyer si cloche bi comme ça mu leen di notifier à chaque fois ñu dugal dara di leen wax bu leen fàtte aussi di partager vidéo yi di leen jox dig jaje ba beneen yoon di leen jaajëfal si gunge bi ngeen ñu doon gunge comme ni ngeen ko tàmm di def saa su ne di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullah